رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود Iftar Sénégal asalaamaaleykum Cap-Vert Wakam asalaamaaleykum tey koñ bi ñu nemmeeku ji mooy Wakam doon koñ boo xam ni dëkk boo xam ni kon ndax Wakam dëkk bu lëmm la ak ay koñam waaye ab village traditionnel Wakam Mérina 2 tey ñoom ñoo fi teew ñu xool seen toogaay nu mu bindoo ngir mu daal di méngoo ak yeneen toogaay yi nga xamante ni liñ si jublu mooy bu si nekk jekk bu ko defee toogaayab Sénégal jaaree fa jekk ndax loolu moom mooy yéene yi tey imam Sissoko mooy imam bi nga xam ne moo jiite délégation Wakam Mérina bi imam Daouda Sissoko kon daal di ànd ak jaboot gi ki fi teewal soxna yi di soxna Ngone Sarr di présidente bàjjenu gox yi nekk ca Wakam niki noonu ci ndaw ñi ki leen fi teewal mooy Ndiankou Guèye moom mooy teewal ASC bi di Mérina teewal it mbooleem ndawi Wakam war a mën a wax lay seeni yitte ak lay seeni joote imam Ahmed Maktar Kanté moom la ñu àndal imam Ahmed Kanté chroniqueur iRadio dootu leen ko présenté di imam bu Point E waaye niñ ko baaxoo laata ñuy door dañuy dalal suñuy gan dale ko ci ka nga xam ni moom moo jiite délégation bi tey muy imam Sissoko Daouda asalaamaaleykum mbégte la ñu dalal la ci ITV. waaleykum salaam wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din xalifa ñu ngi kontaan ci bokk ak yow jotaay bi di ñaan yàlla barkeel jotaay bi. amiin li ci bëgg a leeral yëpp yàlla dimbali ñu ba ñu mën ko leeral. amiin yaa rabbal aalamiin soxna Ngone Sarr ñu ngi lay dalal di la dalal ci turu ITV nga teewal fii mboolem soxna yi bàjjenu gox yi rawatina foofu ca Wakam. Xalifa maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma toogal ci plateau bi di imam Sissoko imam Kanté sama càmmiñ Ndiankou di nuyu képp kuy seetaan télévision bi di ITV. jërëjëf di nuyu waa Wakam yëpp aussi. Ndiankou Guèye salaamaaleykum. ci baatam ndaw ñi. maa ngi lay nuyu Khalifa. di rafetlu émission bi vraiment di sant tamit sunu imam bi di ko jiital di sànni kàddu si moom di ko nuyu di nuyu tamit sunu imam bi ñu fi fekk ak yéen ñii di nga xamante ne yéen a jiite télé bi yëpp ak képp ku koy seetaan ñu ngi leen nuyu asalaamaaleykum. jërëjëf ni ñu ko waxee ku ñu fi oo rek organisation la ndax daf koy laaj. waaye da nga ñëw jël si sab cër ci li nga xamante ne yaa ko moom ndax ITV seen i fi boppa imam Ahmed Maktar Kanté kon ñu ànd dalal suñuy gan. alhamdulilah rabbil alamin xalifa sawar naa lool ci ànd ak yow ci turu ITV di dalal suñu gan yi di jox cër di nuyu imam Sissoko soxna Ngone Ndiankou di nuyu waa Wakam yëpp parce que tey seen émission la. tigi parce que gox bu nekk. bu xewlee. fierté la waa quartier boo xam ne seen émission la ñu tàmbali su ko defee incha allahu taala dinañ fexe ba waxtaan bi am solo waxtaan bi neex am njëriñ ci ñëpp. très bien alors waa Wakam nag dañu leen di massawu niki nañuy massawoo mboolem Sénégal ndax xewit bi nga xamante ne nii moom la ñu nemmee ko jamono ji ci réew mi muy faat bakkan wala sàkku ba noppi faat te ñu gën seen nennu ay jigéen Wakam malheureusement jot na ci am ab cëram. loolu dana bokk yi tamit li nga xamante ne moom la ñuy waxtaane ci anam yi nga xam ne noonu la lislaam gisee criminalité bi rawatina bi gën a jëm ci wàllug jigéen nga xamante ni ginnaaw yàlla suñu boroom foog naa ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxoon leen ab cër waaye tamit tërëb alxuraan si boppam teral na jigéen loolu imaam yi daañu ko gën a yaatal bu sooyee suñu boroom waaye nañu ko baaxoo rek dañuy dem sa koñ ba Mérina 2 ànd ak Sodo Joxumpa Souleymane Diallo Seydou Yàgg ngir nemmeeku ji anam yi nga xam ni noonu la ñu toogee laata ñuy sóobu ci waxtaan bi. Ramadan ya Ramadan. mu juddoo Wakam màggee Wakam nekk fa it jaraaf moom Momar Gueye la ñu koy woowee ci atum 1978 ba tey ma nga fa nekk délégué de quartier làq na nag juróom-ñaar fukki at ak juróom buy nettali sax Wakam fu mu jugee fu mu jaar ba toll fii mu toll xolam day daal di sori loolu. waaw est-ce que Wakam def ko yomb na parce que Wakam dafa divisé woon ay quartiers y avait quartier Taglu comme fi ma ne quartier Mboul quartier Senc quartier Rip quartier Guy Sor ak Léona on peut dire boobu quartier yi
dañu soriyaate dinaa si quartier Médina si dinaa si ñëw parce que comme Taglu dafa nekk quartier bu rëy te ñuy def politique te politique bi métti en ce moment bi en nommé Birame Ndiaye nekkoon fi maire bi nga xam ne dafa nekk maire nag mu bëgg di xëccoo nag léegi nag jël benn quartier Boulga donc ko am plusieurs quartiers nu bañ dog Médina en deux dog Médina pour mu bañ nu gagné quoi heureusement bi loolu amee nag ba pare ba xam ne quartier yi sax na fekk fii kenn dëkku fi yoon fii maa fi jëkk dëkk asak naa neew fi woon fii dara neew fi woon tous dara maa fi jëkk installé maa fi jëkk dëkk parce que suñu suufi maam la woon ñu dog ko ma dëkk fi waaye nag Wakaam jamono ji yëngu na bu baax ndax yenn ñaawteef yi ñu fa nemmeeku soxna yi ne mënatuñoo def dara ndax saay soosu. fi tudd woon sax Wakaam koñ bi mu tuddoon bari jàmm la foofu nekk marché bu ko tax ba tey amatuñu benn jàmm marché bi sama doom mu am 13 ans yor nañ ko gala 500 ñu agressé ndax 500 francs fii da nga yoroon ma suñu tufli la doo mën a wax bu ñuy tuux seen yàmba seen fii privé seen ñoom lañu intéressé suñu yoon néew si waaye agressé lañ bëgg ñu bàyyi ko réalité bi daal lañ bëgg ñu bàyyi ko ak jamono ak agressé bi nangu xaalis jàmbur loolu daal mu ñu intéressé su intéressé suñu tël seen yàmba di jaay seen yàmba ñoom la intéressé ñu ndax seen privé la ku nekk yaa xam sa bopp waaye agression bi moom lañ bëgg mu dañ fii ak xal boo yónni koo yónni si koñ bi dañ nangoo dem 22 heures na ko génn si kër gi koñ bi ndax koo yónni ne kaaru di woo foo taxal ma xaar ndax kii mu ngi taxal ma xaar damay rey loolu laa bëgg mu dañ si koñ bi daal loolu moo ñu déranger moo ñu métti si kaw lañ nekk ndax man daan naa jaay semence ba leen jaay teg plate yi nii dañ koy paasaan pala bi si kaw te xam fu mu jaar ku ma ñu ne diw moo ko sàcc diw moo sàcc te ñu waa judd Wakaam lañu noonu jaayuñu dara xamuluñ kan vide yi daal la ñu nekk si kanti amul dara ni la ñu nekk ñoom. délégué de quartier bi ne nag li ni mel ngir mu jóge fi foofu rek quartier bu nekk nga daal di jël say motuwaay tàggat say ndaw ngir ñu aar sab gox. li ma si gis daal man te ma gis ko si lu danger mu am léegi de maa ngi ko wax léegi si teel ku si déggee ne guddi lu la dal yaa ko def sa bopp soo takkul gàllaaj amuloo dara loo def ba fi lu la dal yaa koy def sa bopp danger bu dee loo nekk léegi ah xam nga histoire bi ren nañ fi benn femme yaa fekk ma 2 jours 3 jours tey 2 jours si guddi gi ñu ñëw benn moto bu fi ànd ak xaritam fekk benn femme rek mu fëkk sac bi man daal li ma xelal àddina bi moo di quartier bu si nekk nañu si bindi si xale ya fa dëkk ñu surveiller quartier ba parce que ay ndaw la ñu ñoo si toll. Wakaam kenn du ko wax te tuddoo leen ci wàllum tàggat yaram gox bi ñu nekk nag di Médina ñoom wane nañ seen bopp bu baax ndax jël nañ ay raaya. loo gis si benn lay commencé dañuy commencé nanka di def nanka ñëpp di wax non ASC bi du mës a def lii du mës a def mais gëm-gëm la rek aduna fii lépp loo fi nekk lépp looy def da ngay commencé si A ba dem ba waaw bon ñun dañ commencé di raam nanka nit ñi dañuy wax chaque jour suñ ñëwee chaque année bu ñëwee ñu ne ñooy ñëkk a toog ñuy gëm liñ gëm rek garant yi nekk suñu ginnaaw duñu forcer paa yi nekk suñu ginnaaw duñu forcer ba yàlla dogal ren ñu def nawetaan boo xam ne bu mucc ayib def ci ak ngëm-ngëm def ci ak doole def ci ak xalaat ak xel bokk tamit ñu loo xamante ne ASC bi muy góor muy jigéen ñëpp a jàpp ci xam na ne ren moom foog ñu mën a am dara ba yàlla xam nga dogal ren ñu am dara si barke mag ñi fi nekkoon ñëpp jàpp ci xam nga bon ba ASC bi dafa neex a jàpp daal ASC bi nekk na ASC boo xam ne lu neex a liggéeyal la. waaye ISO bu Wakaam it kenn déggatu ko wàjji ne gàllankoor yi muy janool jamono ji la waaye am nañ njott ne fii ak diir bu gàtt li ni mel dana jeex. ISO bu Wakaam dafa nekk ISO bu Wakaam boo xamante ne ñun ñëpp si ginnaawam lañ topp ASC bi mu kenn mësu ko yeb benn club du ko mës a yeb ASC bu mag la fu mu dem football day fees dell stade bu mu taxaw day fees dell dañuy wax ne Wakaam dëkku football la fépp fu ñu dem taxaw dañuy xam ne waa Wakaam a ngi fi. tolof bi nag dañ koy teg ci loxo yàlla dinañ def nànk ba yéegaat te bu ñu yéegaat ay incha allah dañ xam ne football Wakaam ko moom football Wakaam la dëkk
te bu soobee yàlla dinañ ko dekkilaat dañuy nangu ndogal nag nangu nañ ndogal tey toog di xaar ñu ngi liggéey suñu coin ñu ngi toog ASC EZO mi ngi toog di liggéey coin bu yàlla dogalee ñu yéegaat di ngeen gis leneen. Wakam saa soo ko déggee nag sa xel day daal di dem ci Lébu mu nekk dëkkuwaay wu yaatu lu tolloog ñeenti jaraaf ñu ko fay lim waaye ki nga xamante ne moom lañ ci gën a ràññee mooy jaraaf Youssou Ndoye. رمضان يا رمضان kon mu ngoog demoon nañu nemmeeku ji koñ ba xam li nga xamante ni moom mooy la ñuy dëkkee jamono ji li ci gën a fës bokk na ci mbirum ñàkk kaaraange gi ak mbirum tux yàmba gi nga xamante ni xëy na moom mooy indi ñaare agression yeeg yu ni méngool Alimam la mooy sa premier commentaire ci reportage bi ñu xool léegi. waaw Khalifa vraiment tiis lañ ci am ndax boo seetee dëkk ba ñu ci bari dañu traumatisé lu jëkk événement bi signalé nañ ko man personnellement def naa ay démarches dem au niveau de la brigade ñu def ay démarches pour ñi nga xam ne ñoo ñëw ci koñ bi di fa jaay yàmba te ñu xam leen waaye kuy jaay yàmba ku nekk say di ñëw ci koñ am na ku la jàppale ci koñ bi donc am na ñu fa dëkk ñoo xamante ne lu leen di wax képp koo xam ne xam nañ ko muy def loolu nañ ko dénoncer parce que li nga xam ne dafay yàq dëkk kenn waru ko nëppal dañ ko war a dénoncer donc commentaire bu njëkk bi loolu laa ciy def xam ne événement bi am nii événement bu tiis la Ouakam la Sénégal la parce que rey yi dafa nekk loo xamante ne dañ ko bëgg banaliser soo gisee mbokk yëpp di wax ne nañu dellusi waat peine de mort xam naa incha allah dinaa gën a dellusi ci àttey l'islam incha allah bu soobee yàlla soxna Ngoné Sarr foog naa ni yéen tamit gis nga sa nawle yi nga gis ci biir reportage bi ñoom it jaaxle nañu ca Ouakam jaaxle nañ lool parce que Ouakam wax dëgg yàlla lii amu fa woon xamuñu ko woon maa ngi wax sànq naan Ouakam da nga daan yéeg ci kaar ñaar fukki nit ak juróom bu ngeen xoolantee ku ne dina xam kii nu mu tudd wala kii ci ban famille la bokk wante tey ba extension bi amee ñeneen dañ ñoo rax ñeneen ñi rax nag ëndaale seeni jikko bu ñu fa fekkee ku xaw a jubadi tuuti rek yóbbaale ko dafay xaw a yomb donc loolu moo fa indi situation bi nit ki gaañu barki démb xamuñu ba tey ay mbokkam ñu ngi ñaan yàlla mu xare ko àjjana vraiment metti na Ouakam la foofu la si koñ bi li des nag mooy nan la ñu mën a def ba loolu la ko fa indi ñu dindi ko fa la ko fa samp ñu simpi ko fa. très bien Ndiankou Gueye yaa teewal ndaw ñi ak ASC Mérina la mooy sa première gis-gis. Effectivement man maa teewal ASC Mérina doon président ASC Mérina aussi sama gis-gis mooy comme li ñu wax li metti na trop. ñun jaaxle ba fa ñu yem jaaxle nañu mais problème bi mooy li ma si gis mooy. presque comme li ñu waxee ñun ñëpp xamante nañu Ouakam amul fu ñi fa dëkk ñëpp xamante nañu suñu biir ki nga xamante ne moom moo gën a àdduna yàlla na ko yàlla yërëm mënuñu ko identifier ba tey parce que du origine Ouakam na mu yëg nag ba def ko xamuñu ko mais comme li ñu wax jaaykatu yàmba li imam wax ña fay jaay yàmba ñëpp boo koy seet dëkkuñu Ouakam dañu fa nekkoon yor seen i saret ay buujumaan lañ leen di tuddee. waaye waa Ouakam la ñoo jaay see. ay waa Ouakam bu ñu ko fay jaay kay. wala ñu dëkk Ouakam wala ñu dëkk Ouakam. di làqu benn heure bi ñëw di fa dugg di jënd loolu yëpp moo fa ne. ñun xeex nañ ko comme effectivement ni ko imaam waxee xeex nañ ko wax nañ si suñu kam te lay kantan ak Assane Niakh taxaw si ak ku ñu wax Cheikh Cissé doom Malick Cissé yooyu yëpp doon nañ si xeex. ba dem si brigade pour que loolu cessé si kaw marché bi te jaayuñu ko si suuf. dañuy yéeg si kaw marché bi. foofu la sécurité bi commencé. ci kaw marché bi ci terrasse bi. ci kaw terrasse bi mooy fi ñu fekk. néew bi waaw néew bi fu ñu fekk néew bi. foofu la buujumaan yi daan toog di fa jaay di def lu ne loolu moo fa am. très bien très bien Alimam Kanté premier commentaire. waaw Khalifa li ma jot a xool ci reportage bi mooy ni lu tiis ak tiitange. laa gis ci reportage bi. loolu tam xaw na ma jaaxal tuuti dëgg la tiis boobu am na tiitaange boobu am na ndax li xew ba ci ndox soxna sos ñu faat noonu ak affaire yamba bi moom dafa lëmbale réew mi képp koo xam ne bëgg nga Sénégal am nga xel am nga tiitukaay war nga tiit parce que mbiru yamba boobu mi ngi bëgg doy waar koñ bu ñëw daanaka tudd nga yamba temps yi les sachets Jakarta yooyu xale yi ci naanoon ba faatu kon attention maa ngi interpeller responsable yi
affaire ay campagne ak jox leen ma nekk ministre président attention dañu war a sàmm réew mi sàmm askan bi aussi bon xam naa dina ñëw ci waxtaan bi quand même Khalifa mais quand même jàpp ma ne quand même loolu rek moo nekk Wakaam ci quartier bi foofu am na tamit yeneen yu positif yu am solo yoo xam naa dina feeñ ci waxtaan bi saluer nag rôle imam Cissokho parce que joué na rôle am dëgg kullukum raa'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati imam du rek kuy toog ci benn ruq jàkk di bind ay xaatim naan damay listixaaral nit ñi ak dugg na fi jar na fi mais jóg di dox ci soxla askan bi yom sa sam loolu la doon def kon il faut ñu rendre ko hommage ci loolu alors Niankou Gueye jamono ji Wakaam au-delà ni ko imam waxee du yàmbaa ji rek moo fa nekk wala yu ni demee lan mooy facteurs yi nga xam ni xëy na yaakaar nga ni moom moo jur loolu parce que madame wax na extension bi mais ndax gis nga yeneen facteurs yoo xamante ni xëy na moo ko war a mën a jur bon yeneen facteurs yi ko jur mooy gis nga suñu koñ boobu dafa am bâtiment yoo xamante ni seeni borom dañ ko utiliser wul dañ ko bàyyeex ñi nga xamante ne ñoo yor ay saret di jël ay mbalitax yooyu di ko utiliser demaat di ko jaayiwaat wala dañuy wër di tubba mbali di ko dem di ko tuuri ji boo demee Wakaam foofu noonu si ginnaaw marché bi am na bâtiment yoo xamante ne foofu kenn amul fitu dugg fa kenn amul fitu dugg fa parce que ni mu bindoo la donc loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne même jigéen boo la ko fa yónnee sax pour mu jàll sax day am tiitaange parce que du bëgg a jaar foofu waa marché bi dañuy toog di gis li nga xamante ne mooy xew foofu mois bale passé dajji nañ fa benn cantine boo xamante ne dañ ñëw fekk ñu dajji ko tindi yóbbu portable yëpp te si marché bi la amee marché bi amul gardien marché bi am na gardien am na éclairage foofu nag laa bëgg a débattre parce que laaj na protection civile xool ko d'après le maire en personne oote woon na benn réunion ci bureau mu toog bi mu ñu toogee mu ne convoqué na la responsable bi nga xamante ne mooy monsieur Ly mu ne convoqué na ko 3 fois pour mu ñëw wax ak moom ci affaire marché bi actuellement ñoom ñaar dañu am conflit le maire bi mu waxee ma déglu ko mu ne marché bi amul éclairage parce que boo ci duggee si du sama làmmañ si làmmañu maire bi la maa toog mu toog ay responsable marché bi mu ne boo ci duggee doo gis éclairage rek ngay gis lu dul ay lampe rek mooy tax nga bu lampe amul doo dugg donc loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne insécurité da koy indi ba tax na si biir loolu noonu manque de gardien bi nga xamante ne moo ci am ba ma toogee am na ñoo xamante ne dañu ne kii monsieur Ly kat gardien ba fa doon nekk nee na daf ko arrêté parce que maire bi dafa commencé jël ay taxes moo tax gardien yi nekkatuñ fi am na suma benn xarit boo xamante ne mag la ci man ñu koy wax moo daan garder foofu ci kaw moo fa daan garder guddi gi ba ma ko laajee bi coow li amee ma laaj ko naka mais yow ma koy tooñ naka yow dinañu audit parce que yow responsable nga yaay garder fii mu ne ma déet man bàyyi naa ba maire bi commencé jël taxe ma ne ko ku la bàyyi loolu mu ne ma responsable marché bi ma ne kan mooy responsable mu ne mu ngi ci lii maire bi mooy jël taxe moo tax ñu bàyyi mu ne am maire bi leen fay wala non maire bi mu ne maire bi ki nga xamante ne parce que marché bi boo koy seet dafa am lu si laxasu parce que dañ ne bañ koy defar man mi dama opposé woon parce que maa doon foofu maa ko fàqoon ñu def ko terrain di ko footballé ñu dem ba maire bi fa jógee di ko def stade daal di defar maquette bu rafet ñu tudd ko stade municipal de Wakaam ba laajoo di ci wax ba ma ñëwee gis ne stade bi lu du stade ma opposé wu mais bañ demee ba ci biir comme maay bi doon président bi xam nga xaalis tamit dafay yàqa ñu commencé jox booy ASC bi ay xaalis nekkat pour regroupement guerre dafa am si biir voilà chaque match 100 000 francs booy commencé ma boycotté dama indi problème ma daal di retiré wu mais ba stade bi taxawee bi ñu demee ba si biir gis nañ doon stade parce que norme yi sax terrain sax amu si donc loolu noonu boo koy seet léegi marché la est-ce que di nga toog ba dégg ñu ne stade municipal de Wakaam marché salañ nga dégg pourtant si papier yi bi nga xamante ne moom la ñu bind dañ leen naxee stade def ko marché voilà man loolu laa gis man parce que dañ ne stade municipal mais ba léegi doo dégg
biir Wakaam ñu ne stade municipal lu dul marché Salañ Salañ. très bien alors imam loo xam si loolu ak rawatina tabax yi nga xam ni c'est à l'abandon wala utiliser wuñu ko ñeneen jaar si ginnaaw di ko utiliser. waaw balaa may ñëw ci tabax yooyu sax. ci cosaan bi ñuy tabax jàkk ji. foofu dépotoir la woon ci kanamu jàkk ji. camion yi dañu doon jóge fu nekk ci camp yi foofu di fa déposer. ñoom bujumaan yi foofu ne ay mbalit comme Mbëbës rek. way noonu lañ ko doon def. mu am feebar yu commencé juddu ci njaboot gi. weñ yi xet gi. ñoom ñuy ne yàgg ci koñ bi xam nañ li may wax. mais ñoo def démarche. man personnellement ñoo def délégation. dem au niveau de la mairie. arrêté buy tere tuur foofu. dem gis ñi nga xam ne ñoo yor mbalit yi. jël ay gardien pour kenn bañati fa tuur. donc yooyu yëpp def nañ ko di sacrifier di leen fay. c'est la ñu arrêté tuur bi. li tax ñu jóge foofu transféré wu ci marché bi dafa am ku nu rey ci seen biir ñoom. waaw dafa gagné woon loterie de Ghana. ci bujumaan yi nekkoon ci camp yi foofu. ñu daal di ko rey. jël ko c'est le gendarmerie. intervenir autorité intervenir si lañ seen foofu tase. li nga ne kañ la woon. war na am 6 à 7 ans. mooy bi ñuy door a defar jàkk ji. waay bon léegi ñu c'est la ñu toxoo xam nga ñoom foog ñu wut fu ñu nekk. dañu duggali ci tabax yi di làqu. yéen leen di woowee buujumaan mais ñooñu ñan lañ exactement. bon ñu ci bari man xaw ma leen ci dëkk bi. mais da ngay gis ay benn waa dëkk bi. ànd ak seen sago ànd ak ñoom. ñu ànd ak seen sago ànd ak seen sago. man y a 3 semaines de cela am na ci kenn mu ngi kii ba màndi di dal sama kaw. Imam Cissokho nangam. mais ma xam ne kii àndul ak sagom. moo tax topp ma ko. insécurité bi daal loolu affaire bi foofu la commencé. ñu def suñu démarche ba ñu arrêté mbalit bi. après ñu toxu dem si tabax yi. léegi camion bi di ñëw di jël sa mbalit yi. waaw loolu moo ko indi ñun ñoo ko dox. bon bi camion bi di ñëw rek léegi ñoom aussi foog ñu wut fu ñu làqatu. c'est la ñu demee ci tabax yi ci gannaaw am na ñoo xam ne xam nañ leen ci waa dëkk bi lañ. waay ci ñi yor affaire bi lañ. waaw mais c'est la ñu làqatoo ut kii. léegi nag ñi ñaa ngi dëkk si tabax yi ñu ngi koy occupé xam nga amatuñu fu ñu nekk. c'est la ñu replier dem ci marché bi. ci kaw marché bi. li ma gis d'abord gis naa ne kenn ku nekk déjà damay déplorer. parce que sànq dañu ne marché bi. bu fekkente ne nit rey nañ ko fa ba mu yàqu fa ba mu tàmbali faa yàqu. dafa di fréquentation demewul nii kon ñoom lañ fa sànc moo tax nit ñi xëy na bari ñu fa ay tànk. voilà c'est-à-dire marché bi dafa pareegul. dafa am partie boo xam ne pareegul. oui ñoom dañu occupé foofu am na partie boo xam ne bëccëg sax ne nañ ñemeeloo fa dem. bëccëg waxatuma laa guddi. léegi bu ñu agressé wala ñu def seen mbir daw dugg ci biir kenn du leen mën topp foofu. donc man autorité laay interpellé c'est-à-dire gouverner c'est prévoir. c'est-à-dire doo xaar toujours ba scandale am ba comme cas bu mel nii am ngay door a jóg di jël ay mesures. bu ñu waxee wax après fàttewaat. bu ñu waxee bu ñu ñëw jël def descente jàpp ñi. police mosu fa patrouille foofu. police du patrouille foofu si gendarmerie dafay ñëw. di fa def ay descente. mais bu ko defee après mais loolu dafa war a am suivi. et puis beneen problème aussi mbokk mi wax na ko njànku dafa am fuite de responsabilité kenn ku nekk yaa ngi jox responsabilité keneen. bon xaw ma nag nu mu demee parce que xaw ma niveau de responsabilité fu mu toll. dégg naa rek promoteur u marché bi dégager responsabilité am. comme que le maire mooy fayeku responsabilité ci côté am la. bon en passant je remercie le maire de Ouakam. parce que def na fa ay lamp. kooku parce que nitam li mu def lu baax da nga koy wax. quartier bi am na année boo xam ne dafa def ay poto lampe. mais agul si marché bi. mais marché bi aggu fa. parce que marché bi tam ki nga xam ne mooy promoteur bi si sama xalaat moo war a liggéey boo xamante ne. day prévoir day leer prévoir ay lampes prévoir ay toilettes. prévoir tam yoo xam ne kooku liggéeyam la. léegi bu demee moom mi nga xam ne mooy promoteur bi te dégg naa njànku di moo wax ne livré guñu ko mairie donc moom en tant que promoteur si sama xalaat moo waroon fi nga xam ne fa la saay jaar pour dugg ci marché bi. mais mu fatt ko. parce que am na fu ñuy jaar pour dem ci couloir yooyu. comme que utiliser guñu ko. mais mën na ko murer sax def ci benn mur kooku solution la. très bien ba xam ne ñoom bu ñu kiiwee du ñu am fu ñu jaar. mu ngoog donc loolu daal waaw solution. waaw loo si bëgg a yokk bala ma dem. Khalifa dafa am loo xamante ne comme li imam wax. ba monsieur Ly moom taxaw na en personne. ci télé bi ne moom du moom mooy jël gardien
le maire moo war a jël gardien. mais gis nga il faut que tamit ñu leeral ñun askan wi fa dëkk maire bi tamit leeral le maire la mu wax dëgg naa ko mais monsieur le aussi bu fekkee ne marché réception gu ñu ko. le maire bi defagul réception yow yaa ngi commencé yaa ngi joxe ay cantines di jaay. am na cantines yu pareegul je crois que lu mënti xew yow gardiennage bi. dafa war a doon ci responsable ci sa responsable. waaw mais tamit beneen aberration mooy bu dee livraison amagul. waaw nan la ay taxes war a génn ci marché bi. loolu nag loolu beneen wax la ko effectivement. loolu noonu parce que officiellement jotagul marché bi donc mënu see fayeeku dara. waaw loolu. donc loolu foofu noonu. man mënuma ci sori parce que xaw ma lan moo tax maire bi fan la teg tànkam ba ci jot ay taxes. wala di teg ay cantines. loolu peut-être moom maire bi mën na ci tontu. mais aussi lii tamit Amadou Ly bu demee ba bàyyi maire bi tamit te muy jaay ay cantines. di defar di joxe donc maire bi buy jël ay taxes pendant tant d'années. moom riposté wul deful dara toog ba tey lii xew. mu bëgg a riposté ne non maire bi mooy jël ay kii. donc ça me fait mal. de façon force reste à la loi. beneen bi tamit mooy je pense que ñi ko war a leeral nañ ko leeral. effectivement semaine bi passée oote na bi li xewee. c'est la oote képp koo xamante ne am na fa cantine oo na ko waxtaan ak ñoom wax ka li xew. ñeneen ñi dañ ne ko yaa ngi ñuy doog a woo parce que bi coow amee bi la maire bi songee si nga ñuy doog a woo mais ñun ñuy am suñuy cantine ba ñu joxee ba léegi masoo ñoo woo. loolu maire bi di ñu fay ko taxi masoo see wax tey nag coow am na marché bam na nga doog ñu mën a oo. loolu yëpp dafa am loo xamante ne. war nañ ko mën a xoolaal leeral askan wi ce qui se passe exactement. tigi Soxna Ngoné. waaw Khalifa bon man diggante mairie bi ak promoteur bi du ma ci wax. mais dinaa wax ci protection mais surtout ñu woon ci facteurs yi nga xamante ni xëy na moom mooy gën a facteur favorisant yi parce que aussi la nature a horreur du vide ay cantines yu ñu ubbi nii rek amul bunt amul dara nee naa la marché boobu ci biir koñ yi boo ci duggee am na foo xam ne bu ñu taalul lampe bëccëg ay nit du ñu gisante te loolu am na yeneen risque tuberculose a nga fa parce que amul benn aération risque jël xale dugal foofu jël mag rey foofu kooku ci kaw lañ ko rey mais mënoon nañ ko rey ci suuf parce que ay cantine nga fa yu lëndëm crise cantine yoo xam ne amul bunta amul dara bu guddee ñii nga xam ne dañuy taxawaalu ci mbedd yi mën nañ faa fanaan mën nañ faa nëbbatu def nañ fa kër def nañ fa néeg donc nañ ñu dimbali ci protection boobu ñu dimbali ñu protéger la population parce que aussi ñëpp a yamuñu ñëpp a amuñu ay millions mais ak dërëm yi nit ñi am vraiment nañu leen dimbali ñu lijjanti marché boobu parce que zone boobu vraiment zone la boo xam ne woon dara xew fa woon dafa leeroon nañ da ngay séen foofu bay séen Ngor di gis lépp lu fa xew mais tey mur bi tëj nañu mur boobu tëj nañu loolu ñu tuddee stade di fa def wutukaayu xaalis def fa xawma ñaata téeméeri boutique tëj nañu gisanteetuñu air bi jàllatul bandi boo dàq buñ na sàccee sax foofu lay dugg ci tabax yooyu donc dañu see war a jàppale ñun ay yaay lañ ay bàjjen lañ su paasee parce que ñu ngi wax imam mu ngi wax fële nga xam ne dañ leen fa toxaloon mais kaaw tuberculose yi ñu gënoon sonal ci Wakaam ci zone boobu la ne te ba tey ma nga fa am ba tey ma nga foofu te ñooñu ñoo taxu dem foofu ñooñu ñoo taxu di côtoyer la population ndax bu ñu xëyee ñu ngi ci kër yi di ñaan ndox yor seen butéel di ñaan ndox ñooñu nekk foofu boo nekkee sa kër salaamaaleykum may leen ma ndox ñu dugg da nga leen di may ñooñu ñooy dugg yenn saa yi am na ñu fa yor ay doom dëkk ci tabax yu àggul yooyu ne leen dugg leen ci kër yi ngeen yelwaan du ñu waa dëkk bi déedéet ne leen dugg leen ci kër yi ngeen yelwaan ak leneen sàcc bu sew bi amul woon Wakaam yépp am na fa tey nee nañ ay doomi Wakaam ña nga fa kay parce que ñi jënd ñoom la mais ñi ko fa indi nag fa ñu ne mën nañ leen fa dindi ndax jënduñu fa kër tabaxuñ fa amuñu fa mbaar amuñu fa dara fi ñu ne moomuñu ko dañu squatter tabax boobu yépp foofu fu nit bëgg squatter mën nga koo squatter parce que kenn géré wu ko kenn géré wul kenn protégé wul kenn xoolul donc ñu ngi foofu ñee nga ci kaw ñee ngi ci suuf man li ma gën a tiital mooy li soxna si wax ci reportage bi 20h kenn sañatul bàyyi sa doom mu génn loolu moo 20h kenn sañatul génn loolu musiba bàyyi sa doom yenn saa yi xale yu jigéen ñi dañuy dem dox war a dem école nga dégg nit ne buddi nañ ma yuuxu na nit ñi ñëw dimbali ko buddi nañ ma mu rëcc tey mu rëcc suba bu gannaaw subaa du rëcc bu gannaaw subaa du rëcc donc bii moo xew mais yeneen dina xewi buñ ci gaawul jóg Khalifa pour yokk ci soxna si am na beneen danger bu gën a rëy parce que dañuy suñu doom lañ suñu rakk lañ
parce que nit ki tam dafa am autodéfense. te waruñu fajal suñu bopp. tigi man toujours dama leen di calmer toujours. dëgg la am na fajal sa bopp yoon ku dal sa proposé kaw woon ci jàkk ji dama leen wax ne déedéet waxtaan nañ ci am ku proposé loolu ne buñ ci jógul du sotti. mooy leen déedéet. nous sommes dans un pays de droit. tigi force publique am nañ ñu ko état lañ ko jox. dëgg la force mooy légitime créer ay police mooy créer gendarmerie. mënuñu fajal suñu bopp. tigi mais bu fekkee ne laxisme am na. fajuñu ko. rey yi continuer danger bi mooy. am na ñoo xam ne doo leen mën a maîtriser. tigi danger bi loolu dëgg la. la tey ci suba rek bi ñuy ñëw ci oto bi. bi ñuy démarrer rek la suñu benn frère foofu ne jàpp nañ kenn léegi mu doon tox yàmba yor kii wam yóbbu nañ ko gendarmerie. gis nga leneen loolu la ñu war a def. tigi waaw mais waruñu jéem a fajal suñu bopp. dëgg la kon loolu damay interpeller autorité yi. ñu gaaw régler problème bi. gën a bàyyi xel avant muy jur leneen. aussi bien au niveau de Wakam. que yeneen gox yi nga xamante ne. agression yi ñu ngi fay am. loolu c'est inquiétant parce que Wakam ku ko xam ne Wakam dëkku jàmm la cosaan la dëkku jàmm la. te loolu mosu fa am mosu fa am. ala kulli xaal mosu fa am. kon am alimam lan la lay inspiré liñ fi junj yëpp. li may inspiré mooy vraiment désordre bi war nañ ko arrêter. et c'est pas la fierté du Sénégal. que ñu am ay quartiers yoo xam ne léegi c'est des zones de non-droit. ku nekk la neex def surtout que problème bi comme soxna si nu mu ko waxee ñoom ñëpp ni boo ko dégloo mooy problème bi dañ ko identifier clairement. donc bu fekkoon loo xam ne la sax mënoo ko contrôler xamoo ko da lay bett mais ñu xam ni tey jii ndox soxna soos ñu fa faat day wane bu baax ni négligence la et que boo gisee ñu faat ko foofu noonu c'est que ñi def loolu ak ndaw si comme xaruwul ça veut dire que xam nañ ñi mën nañ jaar foofu guddi et cetera ni mu ko waxee foofu ñu fatt irresponsabilité boobu yëpp jaaduwul et c'est les responsables publics d'abord parce que wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee léegi ñoom mënuñu fajal seen bopp mais problème bi identifié nañ ko mais le maire lan mooy rôle am exactement Sénégal mais qu'est-ce qui se passe élus locaux yi ñoom daal élection rek quoi après su élection pare il devient des irresponsables waaw léegi après luy xew ci koñ bi seen yoon nekku ci xam nga lu ñuy toppatoo rek ay terres yu ñuy jaay ay fonciers c'est la honte dans ce pays-là c'est la honte voilà am na si vrai problème yi nga xam ne nii pas ñëpp mais am na si. waaw pas ñëpp c'est vrai bien sûr waaw mais bien sûr je suis d'accord ñi nga xam ni ñooy responsable gox bi maire bi ak délégué de quartier bi ñooñu dañu am responsabilité publique. ak frais dëkk ba Wakam am nay frais. waaw am na frais am na frais am na jaraaf. voilà même jaraaf bi ñu doon interviewé. voilà kooku ci koñ bi la dëkk. waaw xam naa certainement moo tax ñu jëli ci ko. mais ñoo ñëpp anañu. ñu anañu pourquoi ñuy seetaan njaboot bi di yàqu pourquoi ñuy seetaan bi ëpp na. te dama boo gisee ma ne la seetaan bi ëpp na lu concerne ñëpp la ñuy seetaan mais ku ci nekk yaa ngi lijjanti sa intérêt personnel loolu la ñu war a arrêté ci dëkk bi. guerre bi ak corruption bi. moo indi loolu ku nekk la mu bëgg lijjanti ci quartier mu ngi koy lijjanti mais suñ ne loo xam ne dafa concerné ñëpp rek ñëpp daw responsabilité aussi ay DSCOS service am na protection civile am na ñoom dañu war a contrôler bâtiment yi nga xam ni c'est pas encore utilisable waruñu bàyyi n'importe qui di fa dugg promoteur bi tam am na responsabilité mais loolu yëpp mais ça veut dire que ni dans ce pays là maintenant ku nekk lu neex nga def les responsabilités sont bien définies seulement dañ dul jël seen matuwaay promoteur yi da ngay ñëw neexalaate ba ñi la war a surveiller service public yi la war a surveiller da nga leen di neexal ba sax ba xool xam ne lii jaaduwul nga jox leen dara ñu delluwaat toog yooyu moo war a jóg ci réew mi bu ko defee ñu mën a gérer quartier yi correctement parce que quand même Khalifa ay émergence ak nangam ça veut pas dire simplement ay naam 50 000 immeubles à Dakar et cetera alors que dans les quartiers c'est le yamba c'est les agressions toroxal jigéen ñi yóbbu fitu njaboot yi kooku ban émergence la li si ëpp solo mooy li nga wax léegi loolu mooy li nga xamante ni nemmeeku nañu ko ci réew mi mooy dañu ne iftaar dafay dem si koñ bu nekk ngir ñu dajale toogaay jekkal ka Sénégal jekk waaye koñ bu ñu dem ñi fi ñëw ñëpp amul benn koñ boo xamante ni sab imam wala ndaw li daf tawal wala soxna si fi tawal jigéen ña waxu yamba ca koñ ba loolu doon loo xamante ne nii fitna la njaaxare la kon nit ki na nga ko waxee autorité yi mën na si jël seen ay responsabilités. Alimam Wakam du rek insécurité du rek yamba. am na xëy na yeneen i ponk yoo xamante ne nii yu jàmpal la yoo xamante ni askan wi
war nañ leen see mën a gestu wala war nañ see gën a mën a sóob seeni loxo. ban nga siy jukki mu doon bi la gën a ñor bi ci gën a fës. waaw bi ma gën a ñor mooy problème éducation. parce que man imam la ci quartier bi damay jàngale. ñu ngi bay sunu waar itam di waxtaan ak nit ñi ci xutba yi parce que foofu itam dinañ may ñu dellu si mais problème emploi moo gën a si sama jàngat. parce que xale bu amee jot rek nekk ci mbedd mi xale yu am volonté ñu nga fa nekk parce que damay gis même bu ñu wàccee camion suuf ñoom ñëpp ñu daal di dem. tibb ko ñu fay leen. donc kooku bëgg na liggéey. mais formation la ñu amul. waaw yaakaar naa ne daal au niveau de Ouakam. y a des jeunes ñoo xam ne peut-être ñoo bokk génération mais ñu ngi investir ci xale yi. te gu ni du ñëpp ñoo dem géej. non du ñëppay dem géej. mais géej sax boo fa demee. mais du ñëppay nappi ji. dem teeru ñu may la ñaari jën ñetti jën. sinon dañuy wax ne li ngay nar a may jën jàngal nit ki napp. mu mën a dem nappi ji. donc problème de formation jeunes yi daal amuñu liggéey. amuñu liggéey donc il faut que ñu seet ay moyens. ñu mën a dimbale jeunes yi d'abord ñu am lu ñu jàpp mën a liggéey. très bien madame. waaw loolu mu wax de jeunes yi amuñu liggéey wax dëgg yàlla loolu ba pauvreté bi. yaatu na fa si jigéen ñi yaatu na fa si góor ñi yaa ngi wax géej gi tey Ouakam ñaari quartier rek ñooy dem ci géej gi. muy Sinthia ak Buy Sool. yeneen quartier yi boo demee benn kër. ngay gis ñuy dem ci géej. defe naa Taglu wala Mérina la muy rëy benn kër di kër ñoom njànku ñooy dem géej. donc ñeneen ñi ci des ña nga fa amuñu liggéey parce que niveau bi tam demeewul noonu. soxla nañ ay centre de formation professionnelle parce que ñu ngi wax xale yi ñu ngi jàng métier ñu ngi yenn métier yi day jeexal sa doole mais taxul nga am métier. xale bu ndaw am 11 ans 12 ans nga ne ko dafay jàngi maçonnerie mu dem ñu yen ko ay brique suba ba ngoon dooleem mooy jeex mais taxul mu mën liggéey. dégg nga li ci des mooy xale yi dem sa géej ga nappuñu bokkuñu ca ñiy napp di fa lap di fa réer yooyu yëpp a nga fa donc defe naa ñàkk gi daal moom suñ ko mënoon gën a ñu dimbali ñu yenn moyens dugg fa parce que dégg nañ DER bi ñuy wax. defe naa ñun de yëguñu ko. est-ce que am na ay projet foofu yoo xam ne projet yi dugg na defe naa ne ci élection yi maire dafa woo Youssou Ndour moo fa ñëw dinaa tudd turam. woo directement ka yor kii bi ne ko Ouakam nee nañ sentiruñu seen bopp ci DER bi. te Ouakam pourtant ay jigéen yu bëgg a liggéey ñoo fa ne. ay jigéen yu mën góor fa ne ay jigéen yu am jom ñoo fa ne. lu ñu ko tontu. wante nag balaa nga ne naam ne fa dana ne nee na de dana ñëw. wante gisaguñ ko. kañ la woon. ci élection yi. mën na gën ni élection yi nag wax yëpp ci lañ koy wax. alors Diankou loo identifié wu li nga xamante ni xëy na jamono ji moo war a gën a ñor waa Ouakam. bon li may identifié wu effectivement ñi wax nañ ko. emploi parfois. malgré que maire bi mu ngi jël ay nit gis naa ne temps yi ñu ngi jël ay nit ñu ngi bale tali yooyu yëpp bon mu ngi góorgóorlu ci côté boobu. mais lii am solo dëgg mooy. emploi dafa des ba pare man li nga xamante ne moo ma gën a metti mooy état bu ñëw léegi doo ñun waa Ouakam duñ ci sentir suñu bopp te pourtant Ouakam c'est des intellectuels pur et dur koo fa gis Ouakam dëkk bi lépp la de mais c'est intellectuel yi amoon na ay député amoon na xam nga première vice président kii ni ñu koy wax sax am nañ fi président CNG. Amar Ngalla Ndoye mas na nga nekk. président Ligue c'était un Ouakam moo jëkk a nekk président Ligue. amoon nañ ko fi mais ñun fi ñu toll nii sentir suñu bopp ci état bi. ministre sax doo ko gis. dara doo ko gis bu élection jotee nga ñëw ñu wax doo gis sax ku ñu jël tabale poste directeur. donc état bi tamit daf ñu war a gëstu te xamante ne ñun waa Ouakam ay intellectuels yu fa nekk. wane nañ suñu bopp ci Ouakam biñ ñu. disqualifié génn ñu totalement ci lii bi fédération bu demee bay dem ay tas ñun ñoo war a yoon bi bañ nañ ko ba ñoom bi ñuy dem tas suñu avocat la ñu jël mu téyel leen dossier bi donc ñun am nañ intellectuel nañ ñu jàppale ci côté boobu très bien parce que ñun waa Ouakam dañu war a sentir suñu bopp ba ëllëg lu ñuy ñaan nga xamante ne projet bu fi mënte am mu dugg ci ta mais ba amul ñu représenté ci état bi mais sa dara doo ko am sa dëkk pour nga tëj chapitre boobu mais foog naa ni anticipé woon nga ko déjà
mooy appel bi nga xam ne dem nga ko ci autorités yi parce que liñ fi jot lépp daanaka ab cër la boo xamante ni moom la ñuy xaar te gisaguñu ko. ay dige yu ñu mataleegul. voilà nañu bàyyi di dige noonu rek te fekk bu jëf jotee doo gis kenn nañu bàyyi itam égoïsme bi. mooy li ma la wax dàq mu jëm ci sa côté rek. ah ku nekk niveau de responsabilité ba nga nekk li may concerné wu rek sax Wakam. mais ku nekk niveau de responsabilité ba nga nekk nee naa la li ngay lekk rek ngay seet loolu ñun ñëpp ko gis. guerre bi ak dàq mu jëm ci sa côté. mais lu concerne l'intérêt collectif. kenn nanguwu cee sonn mais nag en même temps ça veut dire quoi comme li nga wax nii ak ñeneen gis nga tam toog naan joxuñ ma gisuñ ci suñu bopp. loolu tam xaw na yomb na. ça s'arrache da ngay jóg wuti ko. ah gis nga tam yenn saa yi man suñu mbokk lébu yi pas seulement ñoom sax même ñeneen ñi. gis nga ñun meloon nañu nii démb dañ lay raw de waaw léegi noo mel tey. waaw mosoon nañu am d'accord loolu wax nga passé nga wax mais léegi lu tax amatu leen ko loolu tam mënu leen wax ne loolu yëpp dañ leen cee tooñ rek génne leen ci boole leen ci seen bopp kenn mënu leen cee génne bu ngeen ci boole seen bopp est-ce que jël ngeen seen matuwaay est-ce que organisé wu ngeen est-ce que juboo ngeen seen biir ba def ay démarches. dem ensemble créer ay station yu jaar yoon affaire emploi bi ngeen wax tamit emploi bi du ñëw noonu de. du ma si wax je vais être jugé parti. waaw da ngay wut ay projet dem déposer ko ba pare seen homme politique yi ak femme politique yi nekk foofu am fulla ak fayda comme ni ko ñeneen ñi defee daal di jël li ñu war a jël yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu bu ñu waree dem conférence de presse wax ni déposé nañ te kenn répondre ñu comme dëkk bi da ngay rëy làmmiñ di wax. loolu yëpp tam est-ce que yéen a ngi koy def loolu tam seen responsabilité à la base. am na ñuy ministre nag am na ñuy ministre. am na ñu ñaari ministre ci li ma xam. et après ñaari ministre seen bopp lañ toppatoo Khalifa seen bopp lañ toppatoo. non ñaari ministre lu tax rek la wuñ la xew foofu. non li ñuy def mooy comme après débat bi day xaw a jeng. léegi bàyyil ñu tëj dernier chapitre bi teel Wakam mooy lu jëm ci mbirum usine ba nga xam ni. def nañ ko fa ne dañuy jël mbeex mi dindi xorom si ngir mu doon ndox mu ñuy naan. usine boobu am na luñ ci jotoon a wax man wax naa si lu bari mais dañu ne woon amul benn lor muy jur si askan wi dama bëgg a xam comme tey ndaw ñi am ñu leen fi teewal famille ak imam bi ndax yéen si fi ngeen toll si seen niveau d'information am na lu ngeen xam ci usine boobu ñu samp Wakam. waaw man mën naa la ci tontu bu baax ndax suñuy terrain. am na man maay mandataire suma famille man. ci terrain yi nga xam ne war nañu ci indemniser. waaw ñu ngi woon ci procédure bi gis nañ gouverneur ba wax nañu. montant wu indemnisation bi. léegi ñu ngi pare nañ suñu dossier kooku itam ñu ngi saisir autorités yi di xam ne terrain jàmbur boo ko jëlee te xam nañ montant bi parce que moom la ñu indemniser ñëpp. d'abord ñu indemniser ñëpp. parce que gouverneur bi fi nekkoon wax nañu montant bi. donc loolu itam pays de droit la. la ñu jox ñëpp nañ ñu ko jox. waaw loolu laay jëkkee. ñaareel bi itam am na ba ñu convoqué à la mairie. dama leen ne dëkk bu fa projet bu mel noonu amee waa retombées yi ci waa dëkk bi la war a jëkk. ñu ne effectivement prévoir nañu waa dëkk bi ñi nga xam ne am nañ qualification bi ak yenn poste yoo xam ne. bu ñu ko laa jox kenn jox ko waa dëkk bi mais am na yoo xam ne dafay laaj qualification de loolu wax nañ ko maire bi keroog wax dëgg yàlla wax na ko bu rafet mais moom xeexam ñëpp mooy loolu Samba Bathily waaw mooy pour lépp lu kii daal mu am retombé ci Wakam bon am na ay kii wu frigo yu ñu jënd itam jox ko mool yeex yooyu bon nee nañ itam amul risque yenn risque yi scientifiquement amul risque pour jën yeex yooyu mais loolu nag xam naa ne foog techniciens yi ñoo ko war a. loolu moom du dëgg moom. waaw. loolu moom ñoom ñoo ko war a seet am na risque. waaw xëy na dañ leen waxul niveau. risque bi fu mu dem. oui fi mu toll quoi. bon loolu beneen débat la. mais daal yéen li ñu leen wax dal na seen xel. am ngeen réserve. ci risque yi. waaw xam nga loo xamul mënoo kii parce que nee nañ méthode osmose xaw ma nan boobu ñu jël. oui bon. dina risque yi dafa def ko limité au minimum waaw kon loolu dañuy mën jàpp ci loolu te xam nga état aussi su amee un projet boo xamante ne da ngay seet priorité daal comme que am nañ problème mu ndox état soxla loolu bon c'est normal que ñu def seen projet puisque c'est déjà ficelé léegi début bi rek moo ci des kon defe naa ne mënuñu bërix état ne lii du fi am donc dañu nangu xam ne ñun ñëpp njëriñu Sénégal la ñun ñëpp ñoo koy bokk am nañ yaakaar daal ne ñoom li ñu wax noonu la suñ demee nag ba gis leneen peut-être ñu xam ne lañ ñu waxoon amul mais man daal personnellement am naa yaakaar
ne la ñu wax am na te nañu fexe itam ba projet bi buy démarrer waa Wakaam jiitu ji ci ñi nga xam ne mooy employé au moins ñu gis ci seen bopp. parce que problème mu emploi dafa posé wu à Wakaam sànq wax nañ autorités yi d'accord ñoom am nañ responsabilité ci côté boobu. ndax ñoo yor finance yi mais ñi am alal ci Wakaam aussi. maa ngi leen di interpeller am na ci koo xam ne sa turandoo la. oui ku ñuy wax Khalifa Diouf. moom il fait des investissements. yoo xam ne ci relation boppam la. di def ay formation donc maa ngi ñaan ñeneen ñi nga xamante ne Wakaam itteel na leen ñu def comme kooku. très bien waaw bañ a xaar lépp ci autorité yi. très bien alors Dianko usine boobu yow loo si xam. bon usine bi li ma si xam daanaka bariwul noonu lu dul si côté bi ñu wax ne comme nu ñu ko wax sax ndax am na sécurité yooyu. côté boobu daal damay dégg rek ñu di si ko wax mais xam nga toujours état am na loo xamante ne duñ la wax lépp. li si biir am na loo xamante ne da ngay dégg ni rek mais li ci biir duñ la ko wax. bii passé ñoom def nañu yóbbu nañ suma papa stage. xaw ma ànd ak moom ak maire bi ñu daal dem Europe. def fa quelque temps ñëwaat laaj naa paa bi ñu wax ma daal ay détails yi nga xamante ne moom lañ fa yóbbu woon. donc ñoom si li ñu wax nee nañu dinañ am ay emploi yoo xamante ne si Wakaam lay jóge. mais am na loo xamante ne du ku amul sa yenn lijaase yi doo ko mën a liggéey. donc loolu yëpp ñu ngi ko siy wax mais li si am solo daal mooy bu fekkee emploi mais du emploi yoo xamante ne pour quelque temps nii rek 1 an après nga pare si ñun daal bu doon suñu sago emploi yooyu mu doon loo xamante ne day éternel daal. waaw loolu daal laa si amoon lu ma siy wax. oui soxna Ngoné. comme ni ñu waxee man projet boobu ñoom ni ñu waxee xaw ma ci lu bëri. promoteur yooyu ñëw nañ ci acteurs communautaires yi maanaam relais yi ak bàjjenu gox yi waxtaan nañ ci projet bi nee nañ ndox mi dafay potable dañ koy mën a naan loolu bu fekkee ne lu nekk la lu baax la ak problème ndox bi Dakar di am. wax nañ aussi ci partenariat boobu dinañ ñu defaral suñu centre de santé bi. parce que ñu xam nañ ne centre de santé de Wakaam temps Mamadou Diop la woon. maire yi fi toppaat après Mamadou Diop yokkal lu ñu ci benn nekk centre bi dafa dem bay daanu. sous préfet moo xëy ne nañu tëj centre bi. tey benn poste de santé boo xam ne dañ koo xamoon amélioré moom mooy centre de santé Wakaam. très bien ñëpp fa la ñuy fajoo ba ne tëj na donc ci partenaires yooyu la ñu yaakaar pour ñu defaraat ñu centre de santé bi. waa Wakaam yëpp mën a faju ndax donc ñoom biñ ñëwee xamal nañ leen ne ndox mi dañ ko naan. xamal nañ leen ni dañ leen defar seen centre de santé xamal nañ leen ni amul benn dégât écologique. loolu lañ ñu wax. ils vous ont dit que amul benn dégât écologique amul benn impact. si coof yeeg si jën yeeg si ndox mi loolu lañ leen wax. loolu lañ ñu wax loolu la ñu dégg comme ñun aussi liggéeyuñu loolu la ñu mën a gëm ba gis leneen ñun daal centre de santé bi ku wax bàjjen gox wax relais wax nga santé donc man centre de santé bee ma gën a ñor emploi li ñuy wax yëpp man yooyu duma ci wax. parce qu'il faut mettre la bonne personne à la bonne place. bu nit jàngul aussi ba employé ñëw ñu jox ko keneen yaa sàggane sa bopp. mu nga kon devant l'histoire xamal nañu waa Wakaam ne leen dañ leen tabaxal ay centre de santé danañ leen jox si ndox bu ñu naan parce que c'est de l'eau potable mais amul benn impact écologique. mais l'histoire nous édifiera incha allah. yokkal Khalifa. dafa am lu may ñaan. oui ñun dafa am foo xamante ne vraiment dañu soxal Wakaam. Wakaam lu toll ni Wakaam mënuñu am stade. loolu vraiment dama bëggoon ñu dimbali ñu si. parce que suñu terrain bale dafa am conflit boo waxee ñu ne ñu ngi si. ñu ngi si mais daal ñu ngi ñaan autorités yi à ce que ñu defal ñu stade boo xamante ne. Wakaam dinañ si mën di compétir parce que mënuñu jóge fii chaque compétition ñu ne ñu ngi koy dem ba ay stade Demba Diop wala Assane Diouf di fa fubal. dinañ si ñëw léegi Alimam boo amee loo si bëgg doftal. waaw c'est très important parce que gis nga affaire usine boobu. du lu tuuti ah. te it bu demee ba nar a am ay problème yàlla nañ ci yàlla musal. amiin du neex a régler de. parce que bu xasee ba indi ay problème ci napp beeg yooyu. kon lu jar a bàyyi xel la mais dama bëgg a wax Khalifa. que ni encore maa ngi delloo à la base seen responsabilité ak seen autorités yi moo xam maire bi seen homme politique seen femme politique yi am na loo xam ni gox bi ci boppam. bu lor di am ñoom ñoo ko njëkk a yëg comme ñoo war a njëkk a taxaw mais am na yeneen expert ci réew mi yoo xam ni sax déjà waxoon nañ ni am nañu ay problème ci usine bi léegi comme état moo forcé def ko
parce que état lii projet état bi la du projet Wakam loolu normal na lépp ci Sénégal territoire yëpp a war a joxante lépp lu ñu soxla fenn te ñu ko jëlee feneen ñu jëlee ko fa bañ a lor ñi nga xam ne tamit ñoo fa nekk aussi nañ ko wax mais voilà wax nañ nañ ko amoindrir mais waruñu wax amul lor voilà léegi mooy problème bi voilà loolu étude d'impact yi moo koy wane te loolu dossier boobu war na disponible dossier boobu war na disponible ci état bi ci ministère environnement ak ci mairie ba parce que mairie bi am nañ commission environnement kon yéen da ngeen war a laaj muy commission environnement bi lan lañ xam ci mbir mi ana document bi ñu wan leen ko ngeen étudier ko seen intellectuel yi fa nekk ñu discuter ci ba xool bu ñu amee lu leen jaaxal ñu demaat ci maire bi seen commission ne ko lii jaaxal na ñu maire bi xam na ñu mu war a servir ñu toppatoo ko donc loolu jar na toppatoo mais comme gisuñu dossier bi ñun mais dossier boobu am na déjà base la pour xam lu ci nekk te dossier boobu forcément dinañ wax ni impact bii dina am mais je suis environnementaliste lu nekk am na impact loo xam ni amul impact amul même toog bi nga toog fii nii rek dafa dégager énergie nanga boo jógee lu nekk am na impact waxuma la usine mais fi ñu war a wax mooy impact bii su amee nii la ñuy def pour limiter dégâts yi nangam. Alimam xam nga yaa fi génne bu ko defee ñu xool loolu yaa fi génne casquette bi donc xam nga ni ab saumure bi génn ci filtrage ndox moomu noonu aw coof mënu see mucc waag mi mënu see mucc premier impact nga voilà donc mais bien sûr mais c'est ana mooy li ma wax ana seen commission environnement bi ñu ngi fa mairie bu nekk am na commission environnement ils sont une dizaine dégg nga ñooñu est-ce que jël nañ dossier bi étudier ko est-ce que waxtaan nañ ak waa quartier bi yëpp ci loolu mooy li ma la wax parce que souvent dañuy bëgg rek mandat politique pour toog foofu pour leneen mais voilà des problèmes concrets yoo xam ni commission environnement moo ci war a jóg wax très bien alors Alimam dernière partie émission bi il faut ñu taxaw nag xool ana lan la diine ana lan la subhanahu wa taala ana lan la yonentam bu tedd ba wax ci xeetu criminalité yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko rawatina boo xamante ni daal jigéen ñi la nennu ñu ngi lay déglu jërëjëf Khalifa point bu ma soxal la avant bu Wakam bi sax Binta Camara ki nekk Tamba daf mu touché dafa nekkoon xale bu baax ci témoignage yi xaw ma ko mais ñi ko xam ne nañ ko sellal woon jaamukatu yàlla la ndaw la fekk boppam di jaamu yàlla li ma ci gën a metti nag mooy koo xam ne dañ ko yar ci kër ga li daloon Abu Bakar ci xadisul ifk ki nga xam ne moo ko yar moo doon tuumaal doomam Aïcha te moo ko yar ci kër gi bi ma déggee histoire bi sama xel ci Abu Bakar la dem méttit bi mu amoon mais kii itam maa ngi xool bàyyi xale bi méttit bi mu am yar nit sa kër def ko comme sa doom mu def nii sa doom mu garder dignité am ndax dégg naa ni ñu ko rendre compte dafa doon sàmm boppam pour mu bañ ko violer kon gis nga jigéen te mucc na ci mucc na ci loolu parce que autopsie bi dégg naa li mu wone tigi mooy mucc na ci loolu tigi àggul ci moom donc loolu exemple la ci jigéen ay moromam tigi moom jaral na ko sàmm boppam parce que bu nangu woon waa ji mën na ko bañ a rey tigi bu nangu woon mais sàmm dignitéem ngorom ndawam moo tax mu joxe bakkanam donc loolu vraiment maa ngi saluer lu ñu war a jàngat ci dossier bi la. aussi shahid la martyr la. martyr la dafa shahid. parce que dafa doon sàmm boppam. di ko yàlla wax mu sàmm ko ba am borom kër. loolu doon sàmm. kii koo xam ne jege na ko bett ko d'abord. parce que daf koy jàppe comme frère am. gaañ daf ko noonu. man li ma gën a metti mooy waa ji dégg naa ko ci benn émission. balaa ñu koy jàpp. muy mel ni ku bokk ci famille bi di jaal gars yi di jaal di wax ne xale bi kat ku baax la woon sans remords. kon kooku li mu def maanaam pour man amul remords. kon situation atténuante waru ci am. parce que nit bu defee action bu mel noonu. rëccu mën nañ ko def ay situation seet nañ koy kiiwee. léegi dafay revenir boo seetee ñi ci intervenir ñëpp tudd nañ ñu delloo sa peine de mort. waaw xam nga ñu parce que dañu jaxle. te yàlla moo àtte loolu. donc loolu lu ñu war a xalaat la. bu dee au niveau de Wakam soxna yi laa gën a yërëm man. parce que dañ doon xëy bu ñuy jëli fajar. ñu yenu seen bool yi seen paan yi di dem fajar bi di dem jaayi ji. amatuñu fit boobu kon déjà
problème sécurité am na handicapé ne leen te loolu dafay dugg ci pauvreté bi nga doon waaw wax. pauvreté parce que sañatuñu dem ñoom fajar la ñuy dem jaay yi ba ngoon ñu ñëw mais boo sañatul dem fajar heure bi ngay dem day fekk presque balaa ngay àgg marché boo xaaree ba mu leer marché mu naaj dafay naaj donc problème kii boobu mu ngi ci bu ñu ñëwee ci côté diine jigéen yàlla moo ko teral jigéen yàlla moo ko teral lu jiitu diine damay fàttali rek sous le contrôle de Imam Kanté sous le contrôle amul lu ma lay contrôler. waaw sous l'écoute boobu waaw su ma naataangoo la gis nga bu njëkkoon ci jaahiliya ku daa am doom ñu wax la jigéen la da ngay nar jaahiliya mooy ajriyeer waaw ay mooy avant l'islam avant l'islam waaw aaya bi nii la ko indee isa bushira ahadukum bil unsa maanaam kun daa ñëw ci yow ne la am nga doom bu jigéen nee na kooku zalla wajhuhu muswadal day yendu kanam gi ñëkk ñuul ku mer day nekk ci tristesse parce que doom bu jigéen la am ndax ay bu am solo la ci wax fii jigéen nekkoon ak fi ko islam indi wa huwa kazim àndax mer yatawaara min al qawmi min su'i ma bushira bihi maanaam day ruus day am gàcce ci nit ñi ci liñ ko xamal ne am nga doom bu jigéen maanaam day am kersa am loo xam ne toroxtaange la pour moom parce que doom bu jigéen la am léegi moom question bi muy posé wu moom ki nga xam ne moo am doom bu jigéen boobu a yumsikuhu ala hunin ndax dama koy garder doom jooju ci toroxtaange ak gàcce loolu lay wax am yadussuhu fi turab wala ma suul ko ci suuf loolu lañ doon def ne dañ ko doon suul dañ ko doon gas suul ko loolu moo amoon ba aaya bi ñëw nag ne sax si sóoratu takwir izal maw'udatu su'ilat bi ay zanbin qutilat ne ëllëg doomu jigéen yooyu ñu doon gas di suul dinañ leen laaj ban bàkkaar la ñu def ba ñu rey leen am na saabu bu mag mën naa ba ñu tudd turam bu mag dëggu bokk ci ñi gën a feeñal l'islam dafa jékki-jékki xaqataay dafa jékki commencé jooy ba si yàgg mu commencé rey ñu ne ko looy jooy mu ne dafa fàttaliku jamono jaahiliya li muy jooy mooy doomam bu mu doon dem suuli ji fekk xaw na dëgër di wax ak moom di ko sensibiliser xamul li ñu koy defi ji di ko fëggal sax ay yërëm mais comme que xol bi moom ñu loolu la ñu xamoon mu dem rek suul ko neen loolu lay jooy geste boobu ñu ne ko looy ree nag mu ne ci jamono jaahiliya itam ku ci nekk da nga yóbbu sa xërëm moom mu defoon espèce su xërëm mburaake yàlla mburaake nee na bu demee ba xiif rek dagg benn membre rek lekk wallaay loxo bi dagg bi ba dagg bopp bi ba lekk bu mu jeex nee na cuune ba ñu nekkoon di jaamu loola la doon rek kon lii day wane li nga xamante ne mooy place su jigéen avant l'islam tumuranke woon na tumuranke noonu l'islam nag bi mu ñëwee dafa jox pratiquement les mêmes droits pas ci wàllu charia ndax am na côté boo xam ne arijaalu qawwaamuuna ala nisaa góor ñi ñoo yilif jigéen ñi waaye aaya bi ñuy mayee sëy yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waahida mu ne ragal leen yàlla bi nga xam ne moo créé doomu aadama moo créé nit ci benn bakken muy aadama wa xalaqa minha zawjaha mu bind ci moom ki nga xamante ne mooy soxnaam di Hawa kon ñoom ci ñun lañ leen jële kon yaakaar naa ne góor warul xelam di nekk ci di rey jigéen vraiment parce que day xam ne daf ko war a jàppe comme boppam ndax ci moom la jóge te suturaam la aussi waaw mu ne rijalan kasiran wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaan ci benn bakken boobu mu créé ci soxna ci ñun ñëpp ci la ñu jóge mooy aaya bi nga xamante ne moom la ñu mayee sëy mu ne wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham da ngeen ragal yàlla bi nga xam ne dañ leen laaj ci mbokk gi waaw kon dañu war a ragal borom bi ci suñu diggante soxna yi mu ne innahu kaana aleykum raqiba ndax yàlla dafay fuklu jaam yi kooku benn la ci li nga xamante ne mooy cosaanu jigéen kon waruñu ko toroxal ndax ci ñun lañu bëgg ci ñun lañu jóge kon bu leen toroxalee suñu bopp la ñu toroxal kooku benn la
beneen bi yaa ayyuha lazina amanu beneen aaya boo xam ne boo demee ci surtout Nisaa di nga ko fekk ba léegi mu ne yaa ayyuha lazina amanu laa yaxillu lakum an tarisu nisaa karhan mu ne yéen ñi gëm yàlla amu leen droit di force jigéen ñi sax di leen takk waxuma viol bi cas de viol ba li que takk ko mais dafa ñëw pour violer ko ba pare rey ko mais même ci takk maanaam sa frère am soxna amuloo droit ne maa koy doon sama frère la woon te neexu ko kon yàlla dafa jox jigéen liberté su ko neexee mu sëy su ko neexee mu bañ a sëy wax na feneen tam wa ashiruhunna bil ma'ruf da ngeen jëflante ak ñoom ci teraanga donc l'islam dafa ñëw indi jigéen jëf ko teraanga yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na adduniya kulluha mata'un nee na adduna léppam xéewal la wa xayru mata'u dunya al mar'atu saliha nee na xéewal bi gën a neex ci àddina mooy jabar ju baax waaw xam nga kooku wax dëgg yàlla ku ñu war a fonk la donc dama la bëggoon indil rek bari na ay ponk yoo xam ne mu ngi fii ma bëggoon la indil li nga xamante ne mooy ponk yooyu très bien pour wane la jigéen tam lu góor di def di ci am teraanga ci borom bi bu ko defee am ko aaya ba indi na ko wal muslimina wal muslimaati fu mu wax julliti góor ñi ñu dafa julliti jigéen ñi wal muminina wal muminaati ñi gëm yàlla ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi wal qaanitina wal qaanitaati ñiy toroxlul seen borom ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi was saadiqina was saadiqaati ñi dëggu ci jigéen ñi ak ñu dëggu ci góor ñi ak ñu dëggu ci jigéen ñi was saabirina was saabiraati ñiy muñ ci jigéen ñi ndax jigéen dafa war a muñkat ci jigéen ñi ak mu ci góor ñi ak muñkat ci jigéen ñi wal xaashiina wal xaashiaati ñiy toroxlul seen borom ci góor ñi ak ci jigéen ñi wal mutasaddiqiina wal mutasaddiqaati defe naa foofu ñëw ci gën a jàmbaari góor ñi joxe ñi waaw ñuy saraxe ci ñu góor ñi ak ñuy saraxe li intéressant si aaya bi nga wax mooy waaw fu mu tuddee góor dafa tudd jigéen voilà loolu rek laa bëggoon indi mais dafa am boo xam ne dafa am solo wal xaafizuuna furuujahum wal xaafizaati mooy góor ñi nga xam ne dañuy sàmm seen bopp ba duñu njaaloo ak jigéen ñi nga xam ne itam dañuy sàmm seen bopp duñu njaaloo comme xale bi nga xamante ne tabaarkalla moom la ñu def ci fi ñaaw jël sàmm boppam moo tax ñu rek waaw nee na ñooñu ñëpp wa zakirina laaha kasiran wa zakiraati ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla lu bari ci góor ñi loolu na ko waxee ci jigéen ñi ñuy tudd yàlla ci jigéen ñi ñoom ñëpp nag mu ne aadda allahu lahum maxfiratan wa ajran azima ñooñu ñëpp yàlla dig na leen yool bu mag ak texe xam nga loolu wax dëgg yàlla pour war na ne góor fu mu tuddee maanaam yàlla fu mu tuddee góor tudd na jigéen ba noppi jox ko ay privilèges yu xam ne jox ko sax góor ok alimaam jigéen am na place bu ko yàlla jox am na place bu ko téere bi jox waaye ñaaree dañ koy bëgg réeral di ko sax gëmloo ne diina ji da la noot loolu la lañ si mën a leeral Khalifa soo ma balee je crois que am na benn tomb benn sew-sew ci affaire Tamba bi boo xam ni foog ñu def attention et je crois que fan yi di ñëw ci presse bi mën na am ay changement mooy que niñ ko nettalee commencé naa gis ne version yi mi ngi commencé changer kon nañ def attention parce que dégg naa déjà démb benn version que 1,5 million bu disparaître ci kër gi kon c'est très probable que waa ji dafa bëggoon jël xaalis bi daw si gis ko xeex ak moom kon c'était pas forcément que intention waa ji moo doon ñëw violer ko waaw kon loolu yëpp nañ ciy def attention mais ala kulli xaal ni ko imam xamee islam dafa ne sàmm sa alal sàmm sa ngor sàmm sa kër sàmm sa njaboot boo ci faatoo martyr nga donc quelle que soit version bi mais quand même ñu def attention rek ci version bi mujj dañ ko accentuer trop ci affaire proche bi la sukkandiku ci résultat autopsie bi waaw mais comme li nga wax rek comme ça évolue waaw xam nga lu tax autopsie bi rek lawul problème bi xam nga lu tax parce que ñoom ñoo xalaat déjà hypothèse u viol parce que effectivement góor bu xeexee xale bu jigéen li ñuy njëkk xalaat mooy loolu léegi nag ñu dem vérifier soo demee vérifier autopsie gis ne nekk na jànq nga ne kon def ko mais attention ça veut pas dire forcément loolu la mën na am ndaw si daf ko gis mu xeex ak moom xoj ko rey ko finalement daf ko xoj daf ko rey mais est-ce que da doon jéem a egg ci moom loolu nañ bàyyi noonu parce que on ne sait pas mais ala kulli xaal comme ni ma ko waxee léegi ndaw si daal gis na waa ji bu doon lu baax la doon def du xeex ak moom waaw kon ndaw si martyr la ci l'islam léegi nag nu mu tuddati beneen côté bi ci sànq imam am na lu mu wax dama bëggoon toujours préciser toujours rek parce que ci loolu la ñuy compléter suñu biir mooy que ar-rijal qawwamuna ala nisa ni ko alquran indee
loolu ci cadre sëy la mooy góor ñi ci biir sëy góor mooy chef de famille responsabilité bu redoutable la parce que yàlla da lay laaj yawmal qiyaama fan nga taxawee sa njaboot kon du pour noos de kon loolu nañ ko bàyyi xel responsabilité la mooy foo féete sa njaboot ci matériellement moralement ak taxawu leen kon loolu boo xamul loolu xëy na nga fëgg sa dënn maay borom kër gi yawmal qiyaama yàlla dina laaj sa njaboot foo ko taxawee woon kon loolu c'est une chose loolu di sëy loolu xalifa dàqantewul ak jigéen ci beneen secteur dans la vie mu am autorité ci kaw góor moo tax ma bëggoon ñu clarifier que ni côté ci modèle familial d'islam lañ wax foofu noonu lu ma amal la rek ñu bari dañu jàpp ne téere bi dafa noot jigéen alors que da ko gën a yëkkati li imam wax sànq firndeel na que da ko yëkkati ba pare privilégié que voilà léegi nag kon bu loolu leeree ci texte yi que ni jigéen yenn saa salaam ci sermon daje bi hajjatul wadaa li bokk na ci li mujjee wax usikum bin nisaay xayran ci li mujjee wax xam nga nit li mujjee wax dëgg gaa yenn saa salaam li mu wax yëpp dëgg la mais rawatina li mu insisté li mu mujjee insisté bokk na ci julli ak defal teraanga jigéen ñi usikum bin nisaay xayran kon loolu képp kuy julli dëgg nekk góor war nga bàyyi xel dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu boobu léegi mu des nag en pratique mooy lan mooy dafa am suñu famille yi ni ñuy doxee ak suñu quartier yi ni ñuy doxee ak école yi ni ñuy doxee nañ fexe ba ñu gën a protéger jigéen ñi ci wàllu boobu mooy gën leen sensibiliser déjà dans les écoles aussi bàjjen gox yi ak yëpp nii di gën sensibiliser ci thème yooyu ci biir kër yi pour xale yu jigéen yi gën a xam lu ñu mën a moytoo ak nu ñuy def bu ko defee buñ gisee loo xam ni dalul seen xel ñu dimbali leen te am na ñu dimbali leen ñu xam nan ngay bañ a wuyoo koo xam ni moo la mag wala kilo yu yónni te xamuloo kan la wala tam bu fekkee da nga war a nekk ci kër nga wéet fa am na nu ñu la mën a dimbalee jar na sax dem ci kër voisin bi le temps que sa waa kër ñëw extra parce que bii probablement il me semble que le gardien dafa dem ndogu ji papam génn yaayam dem tukki kon elle était seule apparemment ci kër gi loolu problème la xalifa nañ ko wax aussi lu mu metti nañ ko wax donc am na ay négligence yu am yoo xam ni day tax xale bu jigéen bu wéet elle est la proie facile à des bandits kon yooyu itam daf na am yoo xam ni suñu doxalin ñun ay négligence yu am gis nga sànq soxna si li mu wax nii heureusement lii tax mu koy fàttali mais xalifa le matin boo ubbilee sa buntu kër benn xale bu góor mu ne damay ñaan ndox xoola mu ne nii voilà ba di xonk cur mu gis ay xale yu jigéen foofu beneen yoon mu ñëw heure boobu attention bul xam beneen yoon ban heure lay ñëw ak lu mu fay fekk ma joxe beneen exemple nga bàyyi benn xale bu jigéen bu am 8 ans solul tubéy di dox ci biir quartier bi yeewu suba fu nekk mu dugg fa bandi bu ñëw dal ci kawam donc bëgg naa tam ñu gën a bàyyi xel côté boobu ci côté protéger xale yu jigéen ñi dès le bas âge ak tamit adulte yi leen gën a sàmm ba ci même mag ñi man benn jour nii dox naa nii ma gis benn waay yore benn xale bu jigéen ci benn quartier di ko xëcc rek di kii nii mais dama taxaw observé ko lu yàgg nii avancé nii ba gis mu dugg ci benn kër ma gis ay nit génn ay benn mère ak yooyu waxtaan moom dugg ma ne là je suis sûr que ni waa ji kii mbokkam la war yu mel noonu mais ñun en général dañuy seetaan lu bëree bëri duñu anticiper ci dara kon nañ gën a bàyyi xel loolu te alquran dafa wattaqu fitnatan na ngeen moytu fitna kon na ngeen ko gàttandu balaa muy ñëw très bien on est très ma jox la beneen exemple ci Wakam la amoon aussi ay nit ñoo fa gaare seen i oto di jël ay xale ne dañ leen ni cité avion mais Khalifa on est dans quel quartier dans quel pays ñun dañ leen di lan benn secte après lañ xam ne secte la ay nit gaare ay oto Khalifa loolu c'est normal que tu sois dans un quartier ay nit ñëw gaare ay oto jël ay xale ne dañ leen yóbbu may leen ay bonbon fu ñu leen muy di retrouver xale yi ci benn genre secte la benn genre chapelle la fa nañ leen fekk ñu leen di jàngal beneen diine di leen jox ay bonbon et cetera te benn waay bu nekkoon ci koñ moo jékki-jékki ne mais lii mooy lan commencé laaj waa ji déggul sax wolof ci la dem woo police et cetera réaction boobu c'est à saluer kon nañ gën a protéger suñu njaboot yi nañ leen gën a taxawu nañ leen gën a tamit yee ak ay thématiques yu mel ne dañ koy waxtaanee ak ñoom di leen gën a jàppale très bien waaw pour dolli ci imam wax ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa su ma ko waxee kilifteef gi la ci biir kër gi lu manti am aussi jëkkër moo yilif jabar ci l'islam loolu moom c'était bien de préciser que si cadre familial bi la loolu leer na jox na ko liberté très bien point boobu très bien te privilège bi may wax su ma jumee ngeen gàgganti ma voilà mooy kan laa déggoon mu koy wax est-ce que du Serigne Sam Mbaye ndeysaan yàlla nag yàlla doole ay leer amiin amiin góor mën naa jaamu yàlla ba
ba dee te xamul ndax nangul nañ ko am nanguluñu ko que jigéen bu fekkente ne nii topp na sart yi na sàkku rek ngërëmu borom këram ñu ubbil ko juróom-ñaari bunt te bi mu koy nittali sax mu ngi ko nangoo si Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaw te jaamu yàlla moo tax ma la dafa am privilège dugal ci bunt bu la neex mu ngoog dafa am privilège jigéen dafa am privilège kon nañu gën a fonk jigéen ñi gën leen a jàppale te it gën leen a taxawu te bàyyi nag di leen toroxal ndax jigéen néew na doole waaye wala yàlla dooleel na ko waaw ci wàllu liggéey aussi dinaa jël lenn ci benn aaya li rijaali nasibun mi maktasabu góor ñi li ñuy liggéey ñoo ko moom sa salaire yaa ko moom boo ko liggéeyee mu lew waaye wali nisaa itam nasibun mi maktasab na jigéen itam li muy liggéey ñi nga xam ne dañu ne jigéen na toog bu ci waxtaanee jëkkëram ba d'accord l'islam may na ko mu liggéey boo xam ne bu dagan la te salaire am moo ko moom tigi waaw loolu laa doon préciser foofu même bu ëppalee jëkkër ji sax yëfam bu ëppalee moom salaire bu ko neexee du si jënd sax xorom kër gi lu muy def ci kër gi bu mu neexee xorom sax loolu moo neex bu ko neexee sax du jënd xorom jënd dara tigi ndax war nañ kaa dëkkal après très bien waaw wàllu rey bi waaw très bien àggalil après ñu tëj ak waaw d'accord suñu bàjjen ci côté rey bi alxuraan ay yu bari na mais dama ciy jël lenn ci ay aaya boo demee ci sourate Nisaa borom bi mu ngi ciy wax ni wa man qatala mu'minan mutaammidan fa jazaa'uhu jahannama xaalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima sadaqallahu azim daf ne képp ku rey jullit te tay ko bu fekkee ne nit dafa tey rey jullit te tey ko nee na kooku fayam mooy safar waxuma pennu àddina de mais fayam fa jazaa'uhu jahannama xaalidan fiha yàlla ne fayam safara la te dafay sax ba faw kon rey jullit nekk na lu garaaw rey nit sax dinaa ñëw ci beneen aaya boo xam ne nit rek la wax mu ne koo xamante ne waaw annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin ku rey bakken rek la wax lii jullit la wax mais kii dafa wax ku rey bakken koo xam ne reyul bakkan deful dara aw fasadin fil ard wala mu yàq ci kaw suuf nee na ka annama qatala naasa jami'an dafa mel ni ku rey humanité oui tout à fait absolument waaw donc loolu kon mel na ni bakken pour wane gravité mu ngi noonu li nga xamante ne bakken dañ ko war a sàmm tigi wala mais waruñu ko fooyee dëgg la dëgg la kon li ñuy tëj rek ñu bàyyi soxna Ngoné Sarr ba dafa am ponk ba si bëgg a yokk laata ma lay poser sama dernière question mooy Imam Kanté dafa wax léegi ci protection ñun Wakaam de l'enfance ñun Wakaam yàlla dimbali nañu du état ONG bu fa newoon nekk fa ba tey dimbali woon ñu ba ñu installer un conseil communal pour la protection de l'enfance maire bi mooy le président man maay le point focal nu mu tudd société civile ñu ngi fexe nag di ko doxal mais soo amul moyen dafay xaw a jafe parce que du ma toog suba ba ngoon yenn saa ñu déclaré ma cas de viol boo xam ne yaay ji dem na ci structure sanitaire bi ñu ne ko balaa ñu koy xool il faut nga fay 10 000 francs xale yooyu soxla nañ accompagnement psychosocial soxla nañ leneen te cas yooyu mu nga fa taxaw ci weer bii ñu passé du mois d'avril suivre naa 2 cas yoo xam ne ay viol lañ te si koñ ba la am ndax néew na ku ñuy violé fekk ka ko violé daf koo sori li gën a bëri ki ñuy violé parent bi la ndijaay ji la yenn saay papa ji yenn saay mag ji yenn saay surga bi ci kër gi yenn saay jaaykat bi yenn saay ku mu xam moo ko bëri violé ndax ku mu wóolu la wala koo xam ne am na benn mainmise ci moom bu ko ne noppil mu noppi bu ko ne bàyyil mu bàyyi ñu ngi liggéey di xeex violence abus négligence ak exploitation ci xale yi ñuy liggéey aussi ci autonomisation de la femme def ay association villageoise d'épargne et de crédit ndax jigéen ji bu amee kër gi dina neex xale yi dinañ wér njàng bi dina jaar yoon bëgg dindi foofu ñàkk jàng xale yi bëgg dindi foofu ñàkk paj bi nga xam ne problème u paj bi nga xam ne dañ ko fii am yenn saa di ko yelwaan ci rajo yi di ko yelwaan ci télé yi lu am solo la bëgg aussi autonomisation boobu bu ñu amee dinañ éradiquer bu waxuñu ko fi mais prostitution am na fa même si c'est clandestin même bu fekkee ne nit ki amul carnet booboo gën a dangereux ndax mooy indi VIH mooy indi beneen feebar bëgg a dindi loolu ndax ñenn ñi ñàkk
peut-être aussi ak li ñuy wax wéet gore wettaliku gore boobu la ñu ñàkk moo tax donc bëgg xale jigéen ñi des école Très bien. di def nag benn appel ministre de la femme Wakaam la dëkk Wakaam lay yeewoo même su fa milité wul Wakaam lay yeewoo ñu ne agent de l'État la indi na la ñuy séddale Wakaam di ko séddale jigéen ñi ñun jigéen ñi liggéey ñun jigéen ñi nekk ci tali bi ñun jigéen ñi nga xam ne topp ñu benn partenaire politique jotuñu ci dañ koo séddale ci biir néeg Très bien. man ma jiital 1989 femmes ñu ngi sama gannaaw kenn joti si kon ku ko jot kon dégg na la léegi day Sali Diop maa ngi lay def boobu dégg na la beneen bi mooy li nga wax dafa am solo mais li imaam wax aussi li imaam di wax sànq ba tey daf si feeñ si sa biir wax da nga ne donte milité wu fa loolu moo war a jeex le ministre de la République donte milité wu fa waxi lan la donte milité wu fa le ministre national. waaw loolu je pense que benn phrase la boo bàyyi nii pour expliquer waaye c'est révélateur lu am solo la alors yaa ngi wax waxu stade bi jamono ji moom mooy seen urgence pour ngeen gën a mën a suqaliku. effectivement. amoon ngeen stade waaye naxee mbaay la woon apparemment. non xam nga stade bi. ñun dañu juddu fekk fa terrain boobu. yàlla def terrain boobu terrain Air Afrique la woon. ñoo si daan rythme bi. très bien léegi bi ñu si commencé rythme bi jamonoy dox ba mujj gi ñu ASECNA ñëw fekk si foofu ñu sanc fa ASECNA. si biir sanc ASECNA bi terrain ba continuer yàlla def nag. ay joueurs di fa football ñu recevoir ba Mamadou Diop. clôturé woon ko mais à un moment donné bii nga xamante ne ñu ngi commencé créer ay stade ñu commencé ay papier di génn ak entre village bi. ak waa Cité ASECNA ñii ne ñoo ko moom ñii ne moomuñu ko. xam nga ba mu am litige affaire bi arrêté mais lépp terrain boobu mënul doon lu dul stade. te defe naa si sama xalaat dañ ne. lépp loo xamante ne c'est public. dafay revenir état bi. très bien état bi moo si defoon pose première pierre. ne dañ koy def stade. bu demee ba taxaw. donc état bi am na si part de responsabilité parce que bu ko bëggoon def stade. dina ko def stade. très bien Ndiankou Guèye merci beaucoup représentant ASC Mérina. ñu ngi gërëm également imam Daouda Sissoko. amoon nañ loolu mbégte. am nga allez-y li gën a jëm parce que jàkka ji nga bëgg a wax waaw. jàkka ji waaw. lu jëm ci jàkka ji. dañu ko dafa amoon problème sécurité. ñu toj ko. reprendre ko à zéro. mu nekk ñu ngi toll ci niveau dal. te waa quartier bi dañuy dem feneen di julli ci. kon ñu ngi ñaan bonne volonté yi. très bien madame la première dame. Marième Faye Sall. très bien defulu ma dara waaye am na ay jàkk yu mu defar foofu. kon ñu ngi koy woo pour ñu jàppale ci ak bépp bonne volonté. très bien te gërëm waa quartier bi ci li ñu dugal seen loxo ci jàkk ji. jërëjëf soxna Ngoné Sarr ñu lay gërëm di la sant teewal fii bàjjenu gox yi ak mboolem jigéen ñi nekk ca Wakaam imam Kanté. kon xam naa ni ba ëllëg rek ñu dalaata yeneen i gan. incha allah ci beneen iftaar. d'accord leneen li nga xamante ni tamit ñu ngi leen koy jox rek yóbbal mooy waa Oman am na délégation bu fi jóge woon dem Oman ay waa Wakaam bokkoon nañ si ba si maire bi defe naa bokkoon na si bu ngeen ñooñ dañ leen dem pour leen doon ay exemple foofule. exemple usines yi ñuy desalee eau de mer. bu ngeen demee ngeen seeti leen seen akulaay taala ñu wax leen li ñu gis ak li am. al imam wax na leen ko moom environnementaliste la ku si amoom njàng la ak xam-xam bu ngeen demee ñu wan leen rapport yi bu amee lor tamit ñu wax leen ko ñu waxtaanee ko. boobu la sa papa demoon xam naa. waaye bu ñu leen ni ñu tabaxal leen ay centre benn lor amu si bu ëllëgee ñu gis ci lor centre ba dina déborder du leen mën a faj yéen ñëpp. c'est très dangereux. pauvreté bi dina yokk bu mool yi di dem géej kaaya du sotti. ndax coof yi daañu toxu. dootuñu mën a xaj si xeer yi. dëgg la kon jeex na comme Sénégal yi ne la ñu ni neen la bu ñu naante suñu biir mu jeex kon jërë ngeen def mbokk yi mu doon waa Wakaam quartier Mérina teewal mbooleem village bu Wakaam beneen iftaar ëllëg bu sooyee suñu borom ñu fanaan jàmm. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود